asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk. démb wala barki démb def nañu wenn waxtaan woo xam ni ñu ngi ko jëme woon ci rapport yi nga xam ni moo war a dox ci diggante njiit ak ñamu jiit ñu ko jiital. la ëppoon ca wax ja mi ngi jëmoon ci suuf ni ñu koy jëflante ci biir réew mi ko defee nag ñu bëggoon rekk indil leen ci ay leeral yéen citoyens yi nga xam ni suuf yi nga xam ni moom la ñu tudde domaine national bari na ci loo xam ne lii ci seeni loxo la nekk, jóge woon ci seeni maam ci seeni maamaat ci seeni maamaati maamaat ba tey mu ne ci seeni loxo, walla ci am ñoo xam ne fii ñu toll foqati nañ ko ci seen loxo. ñu bëggoon nag leeral ci ndax nag li ñuy wax du lu ñuy làmbatu. bu ko defee ñu jàngal leen benn texte boo xam ne bii doy na leeral ci mbir mi. dañ ko jéem a firi suñu kemt lay kàttan, su ko defee li ci nekk ngeen dégg ko xam lan mooy seen xàq fu mu tàmbalee ak fu mu yem. li am daal mooy nit boo xamee ne da nga yor suuf di ko bay walla nga dëkke ko, yàlla suñu boroom dogal ñu dox ba nguur soxla ko, loola day am yoon wu mu jaar ak yow mi nga xam ne yow yaa yor suuf si di ko bay, walla nga da cay def beneen activité bu mu mën a doon, walla nga dëkke ko. waaye du doon loo xam ne day dikk rek ne nit ci sab loxo wañ ko jël ko di ko jëfandikoo ci coobareem te doo ca am la la gënal. mu ne selon l'article 1er de la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1967, l'expropriation pour cause d'utilité publique est la procédure par laquelle l'État peut, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble ou un droit réel immobilier. mu ne loi bi nga xam ne moom la ñu tudde loi numéro 76-67 bi nga xam ne mi ngi daté ci 2 juillet 1967 dañu wax ne expropriation mooy nguur ñëw jël li nga xam ni yow yaa ko yor ci sa loxo, muy bien mu immeuble maanaam kër dëkkuwaay, walla loo xam ne lii du immeuble maanaam masalan suuf la, walla leneen loo xam ne lii daal yaa sa loxo ca tegu, nee na yoon mën na ko jël ci kaw mu nekk njëriñu ñépp. nee na itamit ci kaw it nee na sous réserve, looloo ci gën a am solo, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. nee na ñu dàmp leen ndàmpaay lu matale, waaye day jiitu ndàmpaay la mooy jiitu ñu koy jënd ci seeni loxo. mu ne l'expropriation se définit comme le transfert forcé de tout ou d'une partie d'un bien immobilier au nom de l'utilité publique. nee na expropriation maanaam dindi gi ñuy dindi moomeel gi ci sa loxo yóbbu ko ci moomeelu yoon, nee na mooy mën nañ koo leerale ci kàdduk loo xam ne amoo ca sañ-sañ, amatoo ca sañ-sañ, amatoo ca pexe, buuray jël loola ci sa loxo ngir njëriñ loo xam ne lii njëriñu ñépp la. celle-ci sous-tend des travaux d'intérêt général. nee na day fekk nag muy loo xam ni day mel ni yépp ci bokk, maanaam infrastructure routière, ferroviaire, aéroportuaire, maritime. nee na mu mel na tey jii foo xam ne yoon dafay jaar, tëli walla raay di fa jaar, walla aéroport di fa jaar, walla boog sax ñu ne njëriñu yoonu ndox la, ou l'érection d'un bâtiment étatique, walla ñu fay def benn bâtiment boo xam ne bi état ko moom, mu ne institution walla agence walla hôpital walla dans des zones géographiques précises, pour un bon fonctionnement du service public. nee na nag loolu ci bërëb yu wér cëng yu ñu xàmmee lay doon, ngir loolu kat lañ ca jublu mooy
fonction publique bi service ya fa nekk gën a baax gën a jàppandi masalan tey ñu ni benn bureau bu nekkoon tey jii biir Dakar ñu jéem ko indi jam ñaajo ngir ñi nga xam ne dañuy jóge ci région yi mën a ñëw ci jam ñaajo bañ a dugg Dakar di buuxante suuf soosa ñu fekk benn waaye yor ko ñu ne ko joxe ko dañ koy jëfandikoo ci lool mu ne l'expropriation pourrait être également justifiée pour des raisons de sécurité intérieure et de défense du territoire mën nañu ko tamit jël jëfandikoo ko nee na expropriation buur mën naa ñëw jël sa kër wala sa suuf wala sa lu mu mën a doon nee na loola tam sécurité intérieure maanaam ñu gis ne fii kat mënuñu ko bañ a jël ndax réew mi kaaraange réew mi da cay aju ñu ne loola ba tey mën na ko jël le règlement de l'indemnité est réalisé soit à l'amiable soit par voie judiciaire nee na ndàmpaay loola dañu koy waxtaane ba juboo ca à l'amiable mooy toog waxtaan la ba juboo ci ay kàddu wala nag su fekkee ne mënuñ caa juboo ci kàddu nee na ñu dem ci yoon s'il y a accord le juge des expropriations en prend acte et prononce l'expropriation moyennant le paiement de l'indemnité fixée nee na bu ñu juboo nee na juge ba day daal di jël loolee saxal ko nee na nag daal di wax nag ne aywa jël nañ ko ci yéen nee na day daal di tudd fa saasa it lañ leen war a dàmp te bala ñoo jël ga nee na dàmp leen à défaut d'accord il peut suivant les dispositions de l'article 12 de la loi précitée prononcer l'expropriation moyennant la consignation d'une indemnité dite provisoire nee na su fekkee ne jubóowuñu ca kàddu ga nee na ba tey article bi ma leen waxoon sànq mooy saxal ne jël nañ ko waaye day jël xaalis booba nee na ñu yóbbu ko ci caisse de consignation et de dépôt loolu mooy jël nañ ko ñooña daal ñoom foqati ga gënalu leen jël ga gënalu leen nanguwu ñoo jël ndàmpaay nee na su boobaa juge moom day doxal yoon wa nga xam ni moom la ñuy doxal mu ne les terrains domaniaux et les titres fonciers peuvent être affectés sauf qu'il faudrait faire une dissociation nee na titre foncier ak suufu domaine nee na mën nañ ko jox keneen le titre foncier nee na nag su fekkee ne booba nee na danañ ko xaajjatle nag ba mu leer ci xelum ñi nga xam ne ñi dañuy xam ne kii kat terrain domaine la wala lii titre foncier la le titre foncier est une propriété exclusive contrairement aux terrains domaniaux où l'État est propriétaire du trait foncier qu'il met à disposition d'un particulier, entre parenthèses, droit ou bail. De ce point de vue, l'indemnisation diffère. Le propriétaire du titre foncier reçoit naturellement un désintéressement plus qualifiant que le titulaire d'un droit d'occupation en vue d'un titre administratif qui sera indemnisé que par rapport aux impenses réalisées sur le bien appartenant à l'État. loolu li muy wax daal ci tënk ci gàtt yu gàtt mooy ki nga xam ne moom dafa yor titre foncier yamul ak koo xam ne kii nag dafa am rek benn këyit woo xam ne mi wooy wone ne kat jox na la ko waaw droit d'occuper yamul ak titre foncier moo ëpp doole nga xam ni kon tey jii buñ doon fay ci mètre carré kii nga xam ne kii dañ ko jox ci droit d'occuper la ñu koy dàmpe ki yor titre foncier moo koy ëppale fuuf te loolu yoon moo ko santaane mu ne la loi constitutionnelle constitue le premier rempart quant à la protection des citoyens nee na loi constitutionnelle nag nee na mooy jéggikaay bi nga xam ni moom moo jëkk a jéggi moom ngay jëkk a jéggi ci wàllu sàmm àqu citoyens yi ci wàllu woowu nga xam ni mooy wàllu expropriation. En effet, il y est clairement exposé que nul ne soit obligé à céder sa propriété que sous réserve d'une juste et préalable indemnité nee na loi bi li mu wax daal mooy amul kenn koo xam ni kii forcé nañ la obligé nañ la ngay joxe sa suuf lu dul dangaa xam ni dañ lay dàmp ndàmpaay lu mat sëkk te bala ñu lay jël sa yëf dañ lay dàmp ba noppi. Il convient de souligner qu'il a été créé depuis 2006 par voie de décret une agence nationale chargée des expropriations et relogement loolu la ñuy wax ANER nee na am na benn agence boo xam ne bi créé nañ ko depuis 2006 tuddee ko ANER nga xam ne loolu mooy liggéeyam toppatoo loolu dont l'objet consiste en la mise en œuvre des expropriations au profit de l'État et le désintéressement des victimes de ces opérations nee na lay taxawaayam mooy sàmm àqu yoon ci wàllu de expropriation ba pare it nag fexe ba victime ya ña nga xam ni ñoom la ñuy jël seeni suuf wala seeni kër wala ñu màbb ko nee na ñooñu tamit ñoom it ñu bañ leen a lor ca mbir mooma kon lii may wax mbokk yi mooy
li dox ci suuf yi. am na nag lu ko gën a yaatu dama leen koy tënkal ndax waxtaan wi laay bañ mu gudd ba jéggi dayoo. am nañ ci ay information ak i données yu wér cëng ndax nag réew mi ñoo ko bokk. lii nga xam ni moo xew masalan ci diggante dëkk bu ñuy wax Jëleerlu Silla ak état la ñu wax loolu du dëgg du yoon ci li nga xam ni moom lañ ciy mën a sukkandiku li tax ma wax ko mooy conseil municipal bu Ngidile mooy maire Ngidile bi nga xamee ne def nañu seen conseil boobee ba génnee PV ba la ñu waxoon mooy approuvé wuñu ñuy jël suuf soo xam ni si mi ngi tolloog ñaata hectares 25 hectares mooy loolu indi coow li diggante waa Jëleerlu ak mairie bi ak préfet bii nga xam ni moo fi nekkoon ak kii fi nekk tey jii ndax àgg nañoo ak ñoom ba ci kaay leen signé lan la ñuy signé loolu mooy wax ju jëkk ji mais koo seqal signature kaay signé mooy am na lu ko concerné ca loolu nga koy signé loo ndax xanaa kenn du signé loo ku mbir concerné wul ndax su fekkoon suuf soosa du seen suuf moomuñu ko amuñu ca sañ-sañ xanaa doo leen woo naan leen da nga naan leen hé dox leen ca àll ba lii seen yoon nekku ci ndax du seen suufu maam waaw nga ne nit ki kaay signé kon am na loo koy signé loolu yoonam nekk am na loo koy signé loolu yoonam nekk waaw léegi loolu nga koy signé loolu yoonam nekk conseil bi daf mairie bi da ko désapprouvé woon mooy àndu ci kon kan moo ko def état ana kayit bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour wax ne état lii la ko defee loolu tamit dafa war a am aw kayit woowu génneewu leen ko ngeen ne leen tey ji lañ mooy seen dernier délai suba bu ngeen dikkul signé danañu continuer liggéey yi te ku ko laal nangam loolu mooy daan nit ki ci alalam loolu lay tekkiwul leneen te loolu moo fi am depuis fukki at ñaar fukki at yi ci ginnaaw ñu nekk ci réew moo xam ni dañuy jàpp nit ñi di leen mbaañaxe ci seen alal suuf yi lu nekk nit ñi def nañ ko ci di ko xar di jaay di dagg comme petit beurre littoral bii li ci xewoon yépp dégg ngeen ko ba tey leeragul te loolu mooy li mujj lu gidi lu ba kifin bi moo mujj bu Jëleerlu bi moo mujj ci ay wax te loolu kat am na ñoo xam ne fi ñu toll ni ay centaine lañu ay victimes ñoo xam ne ñi dañoo jël seen alal jël seen suuf ci tooñ goo xam ni tooñ gu landi la te amuñu fenn fuñ ko jooyee état bi leen waroon a défendre état boobu mooy jaar ci seen kaw di ko jalgati mbokk yi lii dañ cee war a taxaw état war na ci wax parce que lii nag ku yaakaar ne day jur jàmm nga yaakaar ne yow état soo ci noppee wala nga kanafal ko day jur jàmm dangaa xamul la xew ku jabootee da ngay teel a atte balaa ay wàjj ëppi doole bu korpeñ yu jëkk ya génnee nga fexe atte ndax xamuloo ki korpeñ yu mujj ya nag fu muy dal te mën naa dal ci sa kaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu